jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fi si xabaar yi bokk na ca ni Dakar dem dëkk tey xëyul neex ñu fay liggéeyal si naxaru xol gis ni nañu yore parking bi maanaam oto ya nañ koy saytu dëppal ak yoon lu ci bari ña nga màgget gaare da ngeen ca dégg ki nga xam si moo di ngànk syndicat ba Mamadou Goudiaby jokkoom ak ITV dañ ci bokk itam lu soxal ñuy liggéey ci wàllum hydraulique ñoom naxoon na dem ci ab geraw fukki fan ak juróom ba juróom-ñaar ci weeru septembre bi bàyyi nañ ko ndax waxtaan am na seen diggante dañu si ñëw ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam lu soxal waajal màggal Touba jamono ji tembe kon ministre bi dénk ko wàllum njënd meeg njaay mi di baana la ci aju Aminata Assome Diatta nee na xel mën naa dal lu mel ni ki pomme de terre bi doon njort dana manqué du manqué ndax la bon ñeenti junni ci ay tonnes lañu xëpp ci pomme de terre ci marché bi dañu si ñëw ci biir xabaar yi dañ ci bokk sport jàpp leen dañu def ab wërngël ci biir Europe naka la fa international sénégalais yi nekkee seen liggéey jàpp leen ko Cheikh Kouyaté dugal na balam bu njëkk ci li nga xam mooy digganteem ak ba mu demee ca Tottenham ak léegi dañu ci ñëw Nottingham ngeen baal ma lii moo fees ni faram fàcce gi. bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu jëm ci jiyee ji nga xam am na ca li nga xam moo di compagnie sucrière sénégalaise ci yenn mbàndam yi fan doon dëxëñ li mu duppee éthanol bi moo daal di rek fàcc bi mu fàccee nag daal di génne lu bari ci ay tooke waaye itam yëngal fa jot a yàq lu bari itam na mu demee lu xew dañ ci ànd ak faram fàcceek Momar Alice Niang. askan wi yeewoo ci quartier bi di ñànge nekk ci wetu usine bu compagnie sucrière sénégalaise dañoo mer ba futtu loolu waral ñu baare route nationale numéro 2 ngir méttitlu dégâts yi nga xamante ni explosion bi am ci biir compagnie sucrière te benn cuve bu defoon éthanol daal di fay tàkk loolee méttitlu nañ ko tey ji ci altine ji population yooyu di xamle ni explosion bi dafa yàq lu bari ci seeni kër lu demee nag ay appareils électroménagers ay téléviseurs ay réfrigérateurs boole si it ak ay vitres yu bari yoo xamante ni toj nañu waaye takk der yi nga xamante ni ñëw nañ foofe ay jafe-jafe yu tar lañu am ngir nag fexe ba yombalaat dem beeg dikk bi ci route nationale numéro 2 ci wàllub CSS ñu xam ne ni bi explosion bi amee rek personnel bi ñoom dañ leen daal di évacuer waaye nag am na ay dégâts matériels yu ñu nemmiku ci biir waaye benn bakkan rootu fa direction wu CSS ñoom woote réunion crise ngir nag nga xayma la nga xamante ni moo fa jot a xaw waaye it xool lan moo waral incident bu ni mel. jaajëf Momar Alice Niang sant yàlla kenn ñàkkul bakkanam ca fàcc ba nga xam te ne bi mbànd ma da ko fàcc foofe ca usine bi defar suukar ci daanu ndar ak la ko wër xabaar yi wëy ba tey mbirum koom ci Sénégal jàpp leen lu soxal li nga xam mooy rek mbell bi ni mbelli gànjar gi maanaam Sénégal la ci am ci suuf ñu koy wax mine bi lañ ca toj di ca génn ci alal sàkkan na ñu fi liggéey itam bari waaye lu bon dugal na téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak ñaar ci koom-koomu Sénégal gi buñ ko xayma bàngaas bin dénk plan Sénégal émergent moo ko daal di becci mu ne kon xëy na fekki at ci kanam Sénégal mën naa doon célébrer yoonu mbelli gànjar ci biir adduna bi ndax nit fi tàmbali doxal ci wàllu googu ñu xuus ànd ci ak faram fàcceek maam seen bu baabu fan yi ñu génn kat collectif bi le 22 août bi ñu passé dafa déposé woon 3e plan d'action yam c'est-à-dire pour dem ci grève du 15 au 17 septembre bi ñuy waaj jublu waaye nag loolu bi mu amee aussi bi collectif bi déposé préavis de grève ba pare waaye fan yi ñu génn kat le ministre Serigne Mbaye Thiam dégg nañ ko wax dëgg yàlla bi mu demee Touba mu àddu ci situation travailleurs prestataires yi moom kat li mu wax mooy pare na pour suivre dossier travailleurs prestataires yi su ko defee nag wax dëgg yàlla ñu mën a am contrat parce que boo xoolee travailleurs yi prestataire de l'hydraulique seen situation dafa durer dafay yàgg trop donc nag loolu aussi ñun moom moo waraloon nag wax dëgg yàggaay boobu moom lañ mënta woon concevoir moo waroon nag ñu jóg déposer suñu 3e plan d'action moo waral tey bi ministre bi àddoo nag ci suñu situation moo waral nag li ñu jàppoon yëpp wax dëgg yàlla ñu bàyyi ko lever suñu mot d'ordre de grève pour sauver ay millions de Sénégalais yi nga xam ne ni tey waroon nañ rallier ñëw Touba.
ko doon àdd ma doon Bakary Ly ma nga ca collectif bi ëmb ñu liggéey ci mbirum hydraulique ca nekkoon ci bëgg a bank seen loxo fukki fan ak juróom ñaar septembre gi dañoo bëggoon seen naxaroxlu waaye waxtaan am na seen diggante ak ministre bi dañ kàllum ndox mi di Serigne Mbaye Thiam ba déggoo am nga doon àddu sàng dañ toppaat wàllu gënu mel ca nëmb gën a yaatu del si waat ci maam seen bu baax mi nga xam te ne bi moo ñu doon toppal waxtaan wu yaatu wi nga xam te ne bi bànqaas bi nu dénk lépp luy suivi maanaam topp plan Sénégal émergent bi njiitum réew mi teg ngir mu gën a suqali Sénégal ñu ngi si doon wooteem waxtaan bi moo doon nat ak a xayma tolluwaayum réew mi mbelli gi nii mbelli gànjar gi ci réewum Sénégal gi lu jëm ci wàllum miin la nu gis mooy dugal na lu néew téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak ñaar ci nafak réewum Sénégal kon mbir yaa ngi dox ndànk-ndànk doonte bu ñu gënee suuxat mbir yi gën a dox ba Sénégal doon célébé yoon wi ci wàllu guni mel ñu ànd ak maam seen bu baax a sow. Sénégal am mbëbëtu nekk centre boo xam ne moom la ñëpp di roy ci wàllum service minier ci Afrique de l'Ouest mu doon ab projet boo xamante ne dafa bokk ci priorité yu plan Sénégal émergent ci fu mu nekkee ak ci stabilité dëkk bi Sénégal na mbébétu di exploiter lii di ay ressources minières. plan Sénégal émergent ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci projet yi nga xam ne moom la waajaloon da ci bokkoon benn booy wàllu industrie minière naka la ñuy fexee ba Sénégal ci wàllum Afrique de l'Ouest ñu fexe ba Sénégal doon dëkk bi nga xamante ne luy xew ci wàllu mine rek ci lépp lu ñu jëlee ci suuf si Sénégal doon bunt bi ndaxte am sa ay mine maanaam lépp loo xamante ne ay xewal la yu jógee ci suuf si baax na waaye tamit nga fexe ba lépp di ñu koy defee sa biir dëkk tamit dafa am solo ndaxte loolu tax nga am leadership Sénégal jiitu. ngir loolee mën a am dëkk bi nag dafa fas yéene am lii di ab ëpp service ëpp logistique ak académique boo xamante ne dina tax projet bi mën a tàmbali. war a càmbar xool réforme yi nga xam ne moom lañ war a jëmale ci projet ëpp minier boobu mais également jox contenu réel infrastructure yi nga xam ne ak projet yi nga xam ne tey ñoom la projet ëpp minier régional boobu tey war a ëmb muy loo xam ne tey lu ñor son excellence la parce que tey dafa bëgg tey Sénégal nekk centre de référence ci Afrique de l'Ouest ba nga xam ne tey tout ce qui est service équipement comment dire compétence ak tout ce qui est ressources humaines ñu koy mën a jële fii ci Sénégal. secteur minier am place bu am solo ci projet yi nekk ci plan Sénégal émergent ci atum 2020 lu ëpp ñaar fukk ak ñeenti milliards la société minière yi fay lii di nguur gi te tamit dugal nañ ci lu tolloog 162 milliards ci suñu koom-koomu dëkk. jaajëf maam seen bu baabu xabaar yi wéy ba tey ci wàllum koom ak liggéeyukaay yi Dakar dem dikk mooy kër gi yore oto yu mag yooyu di gëwéelu ci biir Dakar yu yeb ak yebbi askan wi lu ni mel kon ñu ngi dund ay benk ñu ngi koy tar kër ga liggéeyukaay ba tàmbalee lompoñ lu samay kàddu Mamadou Goudiaby moo becc ci kàddu yu ni mel moom moo ŋànk syndicat bi ëmb ñu liggéey ci wàllum Dakar dem dikk googee nañu daal nanu yore bus ya ña nga tàmbalee màggat lu bari ci ñoom ña nga gaare kon yorin wa moo ami lënt Mamadou Goudiaby jokkoom ak ITV. dañuy ñaxtu benn bi mooy nga dagg salaire jàmbur doo ko reversel mu ngi ci IPRES bi mu ngi ci allocation familiale yi ñu ngi ñuy yoreel 6 trimestres yoo xam ne suñu xaalis la bu ñu war a joxuñu ko ñu ngi ñuy yoreel ci IPM ñu ngi ñuy yoreel ci coopérative d'habitat yi yooyu yëpp boo ko yorelee ay travailleurs nga koy dagg ci seen salaire loolu délit la loolu mën cee toppee ndax sax directeur général ba képp ko mais dañu ne dañu bëgg ñu wooñu ñu waxtaan ci lii nga xam ne ñooñu ko yoreel te versé wuñu ko beneen bi mooy dundinu société bi pour que ñun ñu mën a sécuriser suñuy emploi mooy suñu bërëb liggéeykaay mooy il faut que ñu am ay bus xam nañ ne en 2016 en 2017 on a commandé woon nañu 473 bus mais ñàkk defar tax na ba 473 bi yëpp nërmeelu ba mu des 80 bus loolu société bi mun ciy dund. Donc ñu ne leen commandé leen ay bus nee nañu commandé nañu ay bus état bi nee na commandé na ay bus le 1er mai le 3 mai passé man jàkkaarloo naa ak président de la république mu ne ma les bus sont commandés ñu ngi ci yoon boobu ba léegi depuis le début de 2022 mais ñun dañuy jaaxle parce que boo defee 82 bus dootoo nekk société donc loolu la beneen bi mooy ñu bëgg a teew ci capital bi conseil d'administration bi pour que fa ñuy jëlee mesures yi ñun ñu
mën a sécuriser ñun loo xam ne la ñuy jëm ci ñun. rédaction bu ITV ubbil nañ buntam direction Dakar Dem di seen yëpp jëm ci wàllu guddi mel xabaar yi wéy li mi ngi soxal ñooy loon liggéey ci hôpital diwaanu Kédougou ginnaaw bi leen tegee loxo ginnaaw man doon fàcc benn soxna di ko jéem a sooyee fafu ñàkk bakkanam moom ak tout tànkum doon wasin bàyyi nañ leen bàyyum néggandiku maanaam kon dañ leen a bàyyi leen duppee di leen may gët leen duppee contrôle judiciaire la leen daal di yóbbum kon daañu leen bàyyi ñu génn kaso doxi seen soxla waaye saa su ne bu leen yoon soxlaa lu leen di war di woo ca itam nag dana am délai bu leen jox saa yu caagéem dañuy dem ca kanamu ëttu attekaay daal di wane ne kon fi ñu toll nii ñi ngi diglu yoon loolu nag muy xew ginnaaw bi nga xam te ne bi bàngaas bi ëmb yenn nuppee ay gynécologue Sénégal doon amal ab grève tàmbali ko tey ak ëllëg incha allah dañ toppaat wàllu gu ni mel ba xam fu mu nar a mujjanti. xabaar yi wooyu ci lu soxal waajaayu màggal Touba xam ngeen tey mooy juróomi fan septembre ci atum 1895 la woon ci la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daal di woon jullee ca bureau gouverneur ba ca Ndar foofee sax fa ñu ko daal di kon yóbbu ca bitim réew boobaak léegi nag la xewoon ak li jëm ci conseil boobee taxawoon doon atte wàllu gurumel ak lan tegoon ay tuuma ci am ndoddam ba fii tey fi jamono toll ak yoonu murit na muy doxe fàttaliku 5 septembre ni tey lu mënta ñàkk la ñëwaat càkk Cheikh Sall. ndax yàlla dëgg moo njëkk te mooy mujj ñu ngi ci atum 1895 Afrique occidentale française ñi nga xam ne ñoo di colonisateurs yi jóge woon ci diwaanu France jekk daal di faagaagal képp ku jàmmaar la woon ak ñoom ci wàllum ngànnaay lal bu jéng ba ñu tuddee woon ko conseil privé bu administration coloniale daal di biral teg loxo Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ci bisub alxames juróomi fan ci weeru septembre atum 1895 fii ci Ndar Géej ci diwaanu Sénégal ci bis boobee le bile conseil privé amoon di conseil bu jeng ba taarix dina jàpp ci bis boobu ne janoo Cheikh Ahmadou Bamba ak nasaraan yi janoo boo xam ne da koo def ci dal waaye def ko ngir ndamal lislaam bi ñu xaatimee li ñuy xaatim jox ko ngir mu signé sootul ixlaas la bind sa suuf di wane ne yàlla kenn la te moom suñu borom lay liggéeyal ak yonentam ba alayhi salaatu wassalaam loolee di war a firndeel gu mag goo xamante ni bii amee na si biir bureau bu gouverneur si diwaanu Ndar waaye la sa gën a fës si jamono ji ñëpp di ko fàttaliku mooy ñaari rakka yi nga xamante ni bii julli na ko si biir bureau bu gouverneur si noonee ginnaaw bu ñu mënumtoo wax li ñuy wax ba noppi ñoom ñooñee di conseil privé ba si ñu jëlee décision génn Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Sénégal yóbbu ko si diwaanu Gabon te loolu jubluwaayam nekkul woon dara rek lu faagagal wala naxasal liggéey bi nga xamante ni bii mu ngi ko doon liggéey ngir lislaam jëm kanam ngir lislaam ndam li fës ba ñëpp seen ko te loolee fës na si rapport bi nga xam ne génn nañ ko si juróomi fan si weeru septembre boobee si biir conseil privé ba kàddu yi lañ fa wax ginnaaw conseil privé bi déglu nañu rapport yi nga xam ne monsieur Merlin ak Leclerc wax nañu ko ngir déglu Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp dëppoo nañu ne dañ ko war a génne yóbbu ko Gabon ngir jeexit yi nga xamante ni bii am njàngaleem am na ko fi Sénégal mu naax saay ba kenn dootu ko topp mu mel ni nag ginnaaw lu jege juróom-ñetti at yi mu def Gabon at yu bëri yi nga xamante ni bii am na ko ci résidence surveillée fii ci diwaanu Thièyène Sénégal ak juróomi at yi nga xam ne Serigne Touba def na ko ci diwaanu Mauritanie loolee yëpp teewul njàngaleem Serigne Touba wéy di des ci xolu jullit yi ak xolu murit yi fépp ci biir Sénégal waaye wasaaroo ba ci àdduna wërngal kàpp jamono ji dëgg mooy njëkk te mooy mujj. mooy at moo di leen du Serigne Bassirou mbég ma. jaajëf Cheikh Sall ci fàttaliwaat bis ni tey 1895 ba 2022 boo ko xaymaam téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-ñaar boobaak léegi la ñu bëggoon moo doon kon am njàngaleem fay waaye dafa mel ni taal ba dafa gën a jëm ca kaw ba fii kon wàccaay magal Tuubaa bu ñu ci àggee ñëpp yëkkoon ministère bi dénk wàllum commerce Aminata Assome Diatta ni kon faaw ñu yokk jëmtukaay ndax soxla si day bari lool rawatina xéewal yeeg bernde yi lu mel moo tax yokk nañu ñeenti junni tonu pomme de terre ci marché bi ngir mu fekk si li fi nekkoon ba mbooleem màggal ga gan ñi daañu mën a beex nde ci mbirum pomme de terre moom du manqué doon na daje ak ñi sàlloo saytu wàllu gune mel ñu teewlu kàddoom moom Aminata Assome Diatta la mu dénk Babacar Seck. commerçant yooyu nga xamante ne dañuy jàpp ci liggéey bi di jaay suñu pomme de terre local bi joxaat leen 4000 tonnes ñu am loolu mooy stock de sécurité mais les 4000 tonnes yii moom la dugg si ñëw fekk si 5000 tonnes yi fi nekk bu ko defee au moins ñu mën a xam ñu koy ci maintenant dañuy ñaan commerçant yi aussi c'est difficile kenn du wax benn commerçant man de duma ko def jëndal nga perte waaye on est dans un moment boo xamante ne dafa sensible xam nañu
vraiment aussi ampleur màggal bi kon dañuy dimbalante nañu dimbalante ñu xam nu ñuy def rapidement pour que le stock mu nekk disponible mais bu ngeen bàyyee ba benn la à quelques 2 jours 3 jours parce que li ngeen di calculer dafa bari tamit vraiment da ngeen di teg ñëpp fitna kon il faut effort yooyu ngeen mën koo def aussi pour quand même d'ici le jeudi prochain ñu sentir ni am na changement bu rëy ci disponibilité bi service technique yi nag li ñu mën danañ ko def saa ñu amee information ci seen i jafe-jafe danañ ci taxaw en tout cas ñun ministère du commerce bépp disposition bu ñu war a jël pour que acteurs yi respecter l'arrêté interministériel incha allah dañ koy jël donc bu ñu kenn reproché ne dañoo sévère parce que c'est une question boo xamante ne dafa préoccuper particulièrement les consommateurs donc mënuñu ci def benn en tout cas benn souplesse mënuñu ci am benn souplesse. mu doon kàddu ministre bi dem ko wàllum njënd meeg jaay Aminata Assome Diatta xabaar yi wëy ak la leen soxal mbirum politique ñu ngi koy wàcc muy war a installé maanaam ñu jël lenge yi ñoom député yu fal yees ñu war a doxal fukkeel beeg ñetteelu paluk député ci biir Sénégal ñu koy wax législature lu ñu mel kon jàpp leen kenn nag ki nga xam ne bii ma nga ca aar Sénégal nekkoon député moom ca 12e législature ba ñu génn muy Cheikh Oumar Sy kàddoom jot naa jëm ci tolluwaayu pal gi ak li ñuy wax xëy na cumul de maanaam la caaju boole ay ndomba tànk ak ñoom seen waaye moom daal li mu jàpp gis ko mooy ku mel ni kii Mamadou Lamine Thiam nga xam ne kon questeur ca pencum ndaw réewum Sénégal min na kon doxalinu pencum ndaw réew mi war naa mën a doon président wu assemblée nationale wuutu Moustapha Niasse ca bopp ba loolu bokk na ci li mu xalaat ñu gën a xuus ci lu yaatu la mu bëcc ci kàddu te ci suba ci ITV moo nekkoon ganoon ko mi ngi Maram Ndiaye ak Tok Tok Sénégal. lu mu néew ñi ngi xibaar ni ku jéggi dinañ am ñett groupe parlementaire ñi nga xam ni itam ñoom ñoo féete su nguur gi ña ngay waajal itam di xool naka la ñuy amee lu ëpp benn bi nga xam ne rek moom la ñu amoon mu doon loo xam ne daanaka gulet lay doon biir assemblée nationale waaye dina am njeexital ci koppar gi suñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek moom moo jiite mouvement bii di PREI bokk ci coalition Aar Sénégal. boo xoolee coût bi c'est à peu près 2 milliards parce que. salaire président de groupe parlementaire bi bokkul ak salaire le député simple donc dina egg ba à peu près 2 millions avantage ak affaire yi donc loolu tamit dañ koy teg ci coût loolu dina am à peu près 2 milliards ci yokkute léegi lenn laay dégg loo xam ne pour man c'est pas un argument de taille dégg naa opposition bi di ko avancer lu bëri di ne parce que président de groupe parlementaire yi dañuy am ay temps de parole yu mën a wax seeni soxla ay 10 minutes non temps de parole bi boo demee commission technique mën nga wax ba fajar kenn du la arrêté. kon tey jile ña ngay xeex ngir rek mu bëri ay groupe parlementaire ci ñaari boor yépp xeex itam ngir xool kan mooy jiite biir assemblée nationale waaye moom mi nga xam ne nekkoon na fi député du Cheikh Oumar Sy jàpp na ni Mamadou Lamine Thiam bu parti démocratique sénégalais daanaka mooy koo xam ne rek moom moo sa gën. nekkoon profil rek ak jub. ak doxal assemblée nationale damay ne Thierno Alassane Sall il est dehors mais xam nañ ne ñun par exemple duñ fa egg mais le meilleur profil pour l'assemblée nationale aujourd'hui c'est en toute franchise c'est Mamadou Lamine Thiam boo xoolee parcours am. Et je l'ai écrit sur ma page. D'abord, Mamadou Lamine Thiam a été 2 fois questeur à l'Assemblée nationale. Mamadou Lamine Thiam a été député de 2012 à 2017. Musuñu ko dégg ci yenn coow yi am na expérience bi. même bu nekkee ñoom jël nañu tey les présidences Assemblée nationale dina mën a liggéey pour des coproductions parlementaires avec l'État parce que la ngay bañ mooy kenn koo xam ne day ñëw bloquer carrément l'Assemblée nationale nga xam ne liggéey bi du débat bi benn fan moo des ñu daal di installé yi la député waaye ba tey itam coow li ma ngay juddu jëm ci li nga xam ne rek moom mooy cumul de mandat maanaam nekk député ba noppi itam nekk maire waaye moom mi nga xam ne rek responsable politique la nekk biir Aar Sénégal gisul dara lu ñaaw ci boole ñaari poste yooyu lee mais député maire da ngay dem ci assemblée nationale pour plaider kese ne man kat sama gox amul lii bëgg naa ci seen budget bi ngeen di prévoir ngeen yóbbul ma temps nga dem xeex fa ñu jox la wala ñu ba jox mais tu ne fais que plaider tu n'as pas un levier réel sur budget économique bi mais ministre maire tu fais un détournement d'objectif gis nañ fi ay ministres yoo xam ne dañu jël xaalis bi yóbbu ko seen mairie ngir jël projet d'investissement yi nga xam ne ñëpp lañu bokk ñu def ko moo tax man leen ministre maire loolu dañ ko war a xeex mu deñ tu peux pas être ministre et être maire parce que mais député maire amul benn impact
yile député toll si téeméer ak juróom benn fukk ak juróom altine bi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal di fukki fan ak ñaar si weeru septembre lañ leen fas yéene tabbu mu doon bés boo xam ne ñu bëri ña nga koy may gëtt. mi ngi Maram Ndiaye yemul ci yow moom Cheikh Oumar Sy kàddoom jot naa jëm ci Sénégal tolluwaay bi fi ñu toll nii fu bari ci réew maa ngi tëmb lu bari yàqooy bakkan di ca wadd mu gis ni ak lu mën di xew plan décennal maanaam pàcc bi état wu Sénégal daggoon ci groupe président Macky Sall ni fukki at la koy teg ngir mën a xeex mbënd ci biir réew mi lan dugal ci ay milliards naan juróom-ñaari téeméer ak nangam lu ci mën di xew nan ko càmbar ca itam boole ca ay locaux yi di maanaam communes yi conseil départemental yi ngir liggéey bi gën a war a mën a ñoŋ ba tey Cheikh Oumar Seck mi ngi ma xam jaay. nit mënoo avancer di dara ci évaluer de manière très sérieuse li fi jógee 700 milliards c'est pas 7 millions c'est pas 70 000 francs c'est 700 milliards de nos ressources qui ont été dépensées pour ñu war a mën a defar ay assainissement yu gën mais li ñuy fàtte di wax mais plan Orsec yi dafa am ay coûts yu am solo donc loolu bu ñu ci waree dugg tey moo tax tey l'Assemblée nationale war na ci gën a mën a taxaw balaa ñuy sori état président de la république teg plan décennal bi ñu war a mën a saytu loolu yëpp xool ko càmbar ko ba xam ne exactement parce que defoon nañ fi benn mission ci loolu wër fu nekk donc balaa ñuy dugaat loolu ñu toogaat ak sénégalais yi ne leen plan bi ñuy war a teg lii ak lii ak lii nii lañ ko war a tegee mën na ëpp sax 700 milliards mais sénégalais li ñu bëgg mooy bu taw bi parce que c'est pas des pluies diluviennes yi nga xam ne comme ni ngay gisee ay Inde wala affaire yooyu kii c'est bizarre mais c'est pas une pluie diluvienne bi nga xam ne comme yeneen état yi nga gis ñuy taw yu metti taw la rek muy taw normal après nga toog rek mu taa rapidement donc loolu tamit il faut état bi toog ak collectivité territoriale bi toog ak experts yi mën a xool exactement suñu dëkkuwaay naka lañ ko war a mën a tabaxee. xabaar yi wéy ñu xuus dugg ci lu soxal stadium Marius Ndiaye dimanche ji ñu génn na gën kon démb doon dalloo lu jëm ci ñi nga xam si mooy kon rek ñi lëkkale seen bopp ci kuréel di def mbirum karaté la ci aju ñoom karaté kaay nag ban daje foofulee du woon doon tey kurpañ waaye doon maye deret lañ ci bëgg mooy fexe ba dimbali ñu ko soxlam muy ndaje muy yaatu lañ ci jël ci ay poche ngir dimbalee ko l'hôpitalu Sénégal yi sakkan lool ñu xuus ànd ci ak Abdoulaye Wade. taw bi terewu leen benn yoon ñu amal activité bi ñoom waa fédération sénégalaise de karaté et discipline associée bés bi ñu taxawal ko te xam leen du nekk bi mujj. karaté nit ñi compétition lañu xamee woon ak organiser ay stage technique ak yooyu bi pa nag depuis ñu teg ci bopp commission sociale action sociale et insertion professionnelle monsieur Djibi Diallo nga xam ne moom mooy sous-préfet Dakar Plateau di ceinture noire deuxième dan que moom moo initié woon lii pour ñu sensibiliser sportifs yi ak karatéka yi particulièrement pour wax leen ne leen maye deret dafa am solo. maye deret di am ci ay jaaruwaay yu wuute waaye laata loolu kii maye deret dafa war a am wérgu yaram bu baax. mu recevoir donneur bi dañ koy consulter pour xool ba xam apte na ou pas parce que avant tout dinañ xool critère d'âge bi. une fois que donneur bi am na 18 ans rek dans ce cas di nga mën a maye voilà c'est 18 ans entre 60 ans mais aussi dinañ xool poids bi voilà poids bi dinañ ko xool parce que bu fekkee donneur bi am na 50 kilos rek dans ce cas il est apte pour faire le don waaw léegi bu ñu xoolee poids bi aussi dinañ xool ba xam ndax donneur bi amul yenn feebar yoo xam ne mu ngi ci yaramam ñu koy téye mu maye deret moo tax ñu jël tension bi dinañ jël tension bi parce que bu fekkee donneur bi dafa am tension dans ce cas du mën a maye. bu fekkee tamit day am ay crise yoo xam ne c'est récent ay asthme yoo xam ne c'est récent chaque jour def ay crise wala ay crise épileptique dans ce cas aussi donneur bi du mën a may. ay nit ñu wuute ñëwoon ngir wuyu si woote bi fédération bi def. Arona Diop mii kenn la ci ñoom muy yëngu ci wàllu tàggat yaram bii mooy guléet muy maye deret. waaw joxe deret dafa am solo maye deret dafa am solo parce que ku nekk xam na ni nit ñi kenn wératul te nit ñi dañ ko soxla te xëy na même bu dul spécialiste ci wàllu santé dañuy def sport xam nañu santé fu mu tollu tey. donc gis nañ fu nekk ñu fay wax que ni suñu hôpitaux yi dañu am problème mu deret donc képp ku citoyen rek war nga jóg ñëw maye deret donc loolu defe naa ni mooy utilité bi. sous-préfet bu Dakar Plateau moo jiite commission sociale bu kuréel gii moom mii nag jàpp na ni yëngu-yëngu bu ni mel dana tax ñu waajal Jeux olympiques yi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal tam war a amee Sénégal. nekk ci moment boo xamante ne bi tey ñu ngi dëgmal ay cérémonie yu bari ay magal ay gàmmu ay cant. ñu nekk aussi ci fin de vacances yi mu am ay mouvement yu bëri ci population bi te souvent dañuy interpeller ci banque de sang yi dafay am toujours problème deret te deret mooy sauver nit ñu yaakaar nag ne tey karatéka yi gën nañ ci dojo yi gën nañ tey ci salle de karaté yi gën nañ ci compétition yi ñëw maye seen deret pour sauver ay vie
looy wane que rek sport dafa nekk lu transversal ñëpp a koy soxla tey karaté bi mu ngi may deret suba karaté bi dina def leneen ak leneen ak leneen ak leneen c'est occasion la donc pour ñu renseigner ñi ñëpp ñu jàppale ñu. fédération bi amuñu yëngu ci karaté ak yu mel ni moom ci ay tàggat yaram di xaar 2 ba 3 téeméer ci ay nit yu war a mën a ñëw ngir maye ci seen deret. jaajëf Abdoulaye Wade xabaar yi wéy ñu xuus ba tey ak mbiru wér-gu-yaram jàpp leen ni askan wi ñaare seetlu ngeen ko nawet bi kër yi dana xaw a guus tuuti guusaay gi nag mën naa dem ba soppim anam gi ñu war a dund ko tegu ci yoon xet gi mën naa tàmbalee jolli ci du doon xëy na nga gën mën naa indi tamit dem ba daal di laal xëtër yi ba nooy gi ci ñu am yenn feebaru dënn yi mën a jafe ci ñoom nekkul lu gën kon am na taxawaay bu nu war a taxawee kër yi jamono nawet naka lañ ko war a saytoo dëgg soxna Aïssatou Kane doxantoon ba ci yenn kër reportage. guus di lu sonal borom kër yi fii ci jëppal soxna si ubbi ñu ay buntam ngir xamal ñu coono yu muy ci daj ëllëg ak xet yu muy àndal di indi gàllankoor ci seen wér gu yaram. guus day indaal xet bu bon te xet bu bon la ci nit dina dem ba mur yi am ay moisissure te xam nga loolu rek feebar lay indi. man sama kër dama am ay asthmatique sama biir kër mais mënuñu supporter guus bi. déjà maa ngi am rek benn sët boo xam ne il a à peine 8 ans. le matin su yeewoo dafay am allergie te mosu ko dal. ci gis-gisu ñawkat bi dara mënul tere guus ci nawet gi. éviter ko man pour man guus bi nu mënul ñàkk la quoi comme li ma wax rek man pour man pour nga dominer ko foog nga daf cuuraay. ànd gi ci wetam mooy sax xaw a wàññi guus gi. guus moom dafa baaxul quoi. te man actuellement nii moom guus moom actuellement taw bi moom foog ngay chaque jour que jëfee ngay def cuuraay pour néeg bi am odeur bu neex ndax guus moo doy waar quoi day laal ba laal ci miir yi waaw te dafay bàyyi odeur. guus bàyyiwul dara waaw bàyyiwul kër gu rafet bàyyiwul néeg bu rafet non non. cuuraay rek jëm kaw cuuraay rek non cuuraay bi moom foog mu gën a bëri gawe yi foog mu gën a bëri si néeg yi moom actuellement nii moom cuuraay bi foog mu gën a bëri gawe yi foog mu gën a bëri. ceeb garab yeeg cuuraay yi la madame Sow di jëfandikoo ngir guus bi bañ koo sonal. nettoyer tout le temps ci la bokk nettoyer mur yi surtout taal sa cuuraay da ngay taal cuuraay bu baax cuuraay bi ñu def si ànd bi ak cuuraay bant bi da nga koy taal tamit jël sa ay désodorant di ko def ci kër geek yooyu tamit ak ceeb bi moom surtout ci biir armoire yi. dina tax yére yi du xeeñ. mur yu guus xet bu metti peinture yu xolleeku muy jafe-jafe yu dul jeex yu borom kër yi di dund ci nawet gi ku ci nekk di xool nooy def ak looy jëfandikoo ngir guus gi bañ laa indi loraange. jaajëf Aïssatou Kane wattandiku taalum cuuraay yu itam ndax saxaar soo si mën naa dem ba jur tooke ba indi jafe-jafe ci wàllum nooy kon nañ ci bàyyi xel itam leen lu aja bàyyi xel mooy communauté Mandeng ba nekk daanu Mbuur door nañu kankurang gi mu doonoon lu mbégte ci askan wa waaye itam doon luy indik booloo ak ànd waaye itam yenn saa yi mu jur ak juunoo maanaam pëccëxoo ba ay kurupañ jokk ci nekk lu gën faram fàcceek Muntaga Kan jujuwoo bi ñu ngi ko màggal tey ànd cee xumbute bu bari ñuy wër ci dëkk bi xew-xew bi li dafa bokk cosaan boo xam ne ay ati ata ngi ñu koy màggal fi mu nekk ni mbir yaa ngi soog a door ñu démarré ko nag ak bisimilahi rahmaani rahim li ñu war a def si ñaan mag ñi def nañ ko xale yi dugg nañu seen yaay yeeg seen i mag ñi ñu ngi topp si jamboo bi pour feete ko waaye nag dañ koy feete si lalu mu lalu si ñu dugg si ak jàmm si biir néeg bi génn si ak jàmm. atub ren bi liñ ci bëgg mooy fexe ba rataxal diggante soose yi ak xeet yi nga xamante ni yëpp ñoo nekk fii ci Mbuur. ndax affaire bi bu duggee si biir lël bi ñoo ko moom waaye bu génnee si mbedd mi dañ koo bokk ak waa Mbuur te dëkk bi dafa am yoon am loi am règlement nañ ko def si jàmm ak déggoo ak concorde parce que événement bi événement Mbuur yëpp la événement Sénégal yëpp la kon nag nañ ñaan def ko si jàmm ak dal ak déggoo ak rafetoo gi nga xam ne rafetoo nañ ko maam yi rafetoo ko ak dëkkandoo yi ba ñu yegg fii tey. gone yi nga xamante ni ñooy gunge kankurang bi te di faral di bunduxataal doomi Mbuur yi kilifa yi ñaan nañu leen ñu daal dee bàyyi loolee
nañu bàyyi palanteeru jàmbur yi nañ bàyyi buntu këru jàmbur yi nañ bàyyi xeer yi ñuy sànni nañ bàyyi saaga ndey yi nañ ko def si jàmm ak dal ni ko mag ñi daan defee dëkkandoo bu rafet lañ dëkkand ak waa Mbour yëpp kon nag nañ wéy si loolu ñun ñi ko dese nekkandi fi nañ ko def si jàmm ak dal. ñu ànd ak Cheikh Diop mu defal ñu ab wërngal ci biir Europe ak international Sénégal yi nga xam ñu ngi ca bitim réew kenn ko na ngay wone waaye ca gën a fees mooy bii bi nga xam bu njëkk la ca Nottingham ak Cheikhou Kouyaté ñu xuus ànd ak Cheikh Diop. xibaar yi ñeel jaloorey gaynde Sénégal ci déndu Europe Angleterre lañ koy dooree foofee nga xam ne Cheikhou Kouyaté dugal na bitam bu njëkk ak Nottingham Forest bi la yoon muy doon ñaaral bi muy tàmbali jogante waaye Bournemouth moo leen daan 2 bal ci 2. Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly bu Chelsea ñoom ñi ngi ci ay jafe-jafe waaye terewul góorgóorlu nañ ba daan West Ham ci derby bi doon am foofee ci capitale bi 2 bal ci 1 moom ba mu ñëwaatee Everton Idrissa Gana Gueye jongante na ay simileem yu njëkk ak équipe am bii ci benn derby bu amoon seen diggante ak Liverpool la woon kenn dugalul sa morom dara mook Southampton Ibrahima gi rakk ci Abdoul Ahad Diallo moom bokk na ci jongante ba ñuy tàmbali mu dul ñaareel bu yoon bu tegaloo donte ne Wolverhampton moo leen daan 1 bal ci dara ci 2e division bi maanaam championship Sénégal moo jàpp benn penalty donte ne QPR Swansea moo ko daan 1 bal ci dara Iliman Ndiaye moo joxe benn passe décisive ci ndam li Sheffield United am seen diggante ak Hull City 2 bal ci dara ci première division bu France foofee Marseille moo dem foofee ca l'Abbé des Champs fekki fa Auxerre daan ko 2 bal ci dara Papa Alassane Gueye dugg na ci ñaareelu pàcc bi ci 2e division bi moom Nîmes daa daanu ci kanamu Valenciennes 2 bal ci 2 donte ne Moussa Koné dugal na benn bit mu di ñetteelam saison bi ñu nekk ci championnat ci national bi moom it AS Nancy Lorraine moo dem fekki Concarneau daan ko 2 bal ci 1 ci benn bit bu Diafara Sakho mu di bu njëkkam Espagne dañ koy jeexale foofee nga xam ne Villarreal moo daanu yaatu Elche 4 bal ci dara Nicolas Jackson sax moo joxe benn passe décisive Youssouf Sabaly bokkoon na ci ba ñuy tàmbali foofee ci Santiago Bernabéu waaye mook Betis Séville Real Madrid moo leen daan 2 bal ci 1 Paris Saint-Germain Rayo Vallecano ga mu nekk Osasuna moo leen daan 2 bal ci 1. jaajëf Cheikh Diop jaajëf itam ci ànd beeg ñun ITV gërëm leen ci ànd beeg xabaaru marax yi dana amaat léegi xabaar incha allah 19h45 ak soxna Aïssata Ndiaye Fall waaye lu ko mooy ànd leen ak bloc d'information bi ak si xasana Fall ak ganam ba ci kanam jaa ngeen jëf.